asalaamaaleykum mbokk téléspectateur enquête 221 TV ne woon fa woon saa su ne votre serviteur David Le Savant ci émission bu rëy bi émission bu mag bi nga xamante ni ki ñu dalaloon la fois passée di doon ndaanaan boo xamante ni kullu fajiru di Abraham Pipo ñu koy jaajëfal di koy ñaanal tamit suñu borom defal ko carrière bu baax foofu la ñuy jógee saa su nekk rek wax leen ci seen émission bi di foo nekkoon nag concept bi comme ni ñu koy waxee xool képp koo xamante ni daan nañ la gis sur scène gisatuñ la ñu jël suñu micro ànd ak suñu caméraman ànd ak toute la rédaction enquête 221 seeti la fekk la ba fa nga nekk daal di lay indiwaat ndax ñun rek laajuñu la waaye fans yi ñoom ñoo leen di laaj tey ñu indi leen ki nga xamante ni defe naa boo leen ma gisee sax xam ni saf naa sap ak maquillage moom la ñu dalal muy Alé Dieng dañ koy bàyyi borom maquillage grand ñu leen nuyu. waaw di la nuyu yow Davida di la nuyu internautes yëpp ak waa site enquête 221 di leen ziar bu baax. di sant sama baay di gërëm sama ndey. di balaax ñëpp di balaax ñëpp di ziar ñëpp nag di màggal ñëpp di kontaan lool ci interview bi parce que man sax gëjoon naa def interview dans les médias télé radio et tout mais bon quand on m'a expliqué le concept et tout j'ai été séduit donc maa ngi kontaan bu baax voilà. mbokk yi kooku ngeen gis moom mooy Alé Dieng gisoon ko ci lu bari loo xamante ni daal dina koy amal ci musique sénégalaise waaye lan lañ ko gën a xamee muy maquillage boobu nga xamante ni génn na ko fi mu cartonné loolu depuis boobu nag ñu gis mu def stand-by grand lan moo waraloon loolu stand-by bi nga def. waaw li koy waral rek peut-être je vais faire benn rétro bu gàtt rek pour nit ñi gën a comprendre ce qu'on vit dans la musique li ñuy dund ak ce qui se passe réellement parce que y a des gens qui font semblant il y a d'autres qui disent la vérité. Il y a d'autres qui font semblant, qui ne disent pas ce qui se passe exactement. Man suma album gannaaw yàlla sama waajur moo ko defal ak waa 2STV. C'est mon père qui a vu que j'étais pétri de talent mu gis ko doon ma tere woy moom jàng sax la bëggoon ma def ko bi may tere woy bëgg ma jàng donc man ma insister parce que man j'ai voulu chanter quand il a vu que ni dama bëgg a way ci la ma jël defal ma production taxaw ci ak waa 2STV El Hadj Ndiaye ma koy nuyu au passage avant loolu comme bañkat laa dem naa Gambie def naa commerce def naa lépp noonu la sama album génnee je me suis battu seul man je me suis fait tout seul man je me suis fait tout seul mel nu man peut-être maa mën a yëkkati sama loxo tey jii nii mel nu man la fi def daa fi def musique peut-être baayam ak ndeyam approuvé ko ba jàppale ko ci ak man li ma dencoon doon ko investir ci sama commerce ak yooyu donc bi loolu amee ma génnee album bi cartonné vraiment ma am ci lépp am ci tur am ci nit ñi pas xaalis mais am naa ci tur am ci nit ñi te boo amee ci dara tur am ci nit ñi génn rek nit ñi bëgg la da nga ci war a sant yàlla donc bi loolu amee après ñu def 3-4 ans kii ma doon jàppale il est allé en retraite te je suis son aîné man maay taawam malgré que gisuma man maay taawam donc bi mu nekkee am ay rakk ñu war a defuñu am jabar ami doom am leneen ak leneen donc je refusais par exemple dem di defar sama bopp di investir leneen moo tax peut-être ma gëjoon ci scène bi mais je suis là. ok voilà. mbokk yi defe naa ni li mu leen wax geste bu rafet la geste ku responsable la fi wax ndaxte defe naa ni ñun xale yi tey rawatina yéen ñi nga xamante ni bokk ngeen ci ay fansam lii dina leen motiver. maanaam c'est pas parce que ak handicap bi nga xamante ni jàpp ngeen ni handicap la mais du ñun gisuñuy handicap la ndax mën na fii mën fële donte borom bi mooy teg nit ki lu ko neex mu teg ko te léeg-léeg sax mu teg la mbir mu doon ay ngëneel ci yow lu koy firndeel mooy lii doon nag responsable en plus doon aîné ci kër gi kenn jëppoo ko ndax ñun ñëw nañ fii ñu ñëw ak moom waxtaan ci ak moom waaye tamit grand bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw tuuti ñu gis ni am na ay duo yi nga xamante ni daan ko koy def sa complicité ak yenn artistes yooyu noonu lan waaw parce que bi ma defee 3 ans gis ni nag war naa dem jàngiwaat musique parce que nit aussi loo bëgg da nga ciy góorgóorlu ba ëllëg bañ ko yàkkamti ëllëg nga doon ci chef
alors mon père est allé en retraite am naa jabar je suis devenu responsable war naa joxe dépense war naa joxe te man j'ai toujours refusé de tendre la main c'est-à-dire mosuma nangu ku yalwaan dama ko mos a xeex parce que bu doon yalwaan la ak ñaan kon mënoon naa ko dem def mais man bëgguma facilité ma ne nag pour bañ a toog naa dem xool dem jàngiwaale musique ci diggante boobu ci la ma Alioune Mbaye Nder gisee ni ma dama bëgg ñu liggéey moom moo ma ko proposé ma ne ko ok man je suis preneur parce que dina ma mën a permettre ma jàngale musique xam na ñuy gérer groupe nekkaale ci noonu laa nekkee ci moom yenn saay salaam woo ma jàppale ko yenn saay keneen ak keneen woo ma def ay kër ak yooyu noonu mais néanmoins bi ma jugee ci loolu nag jaar ci tuuti nag après nag ci laa bàyyi nag léegi maa ngi ci sama yëfu bopp maa ngi gérer samay affaire bopp voilà léegi ñu gisaat ni ci biir loolu ñii dippee ay waylaagu dañu rejoindre li nga xam te mooy scène musicale bi gis nañu seen mujj du yàgg ci musique yow selon yow loolu lan mooy tax ba ñoom seen carrière musicale du yàgg man je ne dirais pas du yàgg Pape Niang mi ngi fii ba tey mi ngi jouer dans les cabarets et restos Ablaye Mbaye dafa fighting ba dee dafa dem ak doole boppam ba dee Pape Niang disait le Sénégal ne nous mérite pas mu def fi tollé bu ngande peut-être il a mal dit wala il s'est mal exprimé parce que peut-être niveau d'intellectualisme wala niveau d'exprimation moo xawta élevé tuuti mais bu ne le Sénégal ne nous mérite pas mooy ñi ñu waroon a jàppale ñooñu seetaan un Pape Niang l'amenant boo ko yóbboon tey ji Europe wala mu gis un bon producteur bu ko produire il va vous amener des disques d'or fii parce que c'est un génie man dama mën a woy dama mën li may def woy rek laay def mais suuf bu sutantee dañ koo jàll àdduna il faut ñu dimbali ñu koo fi gis fii nga di ko dégg mu nekk ci showbiz bi dafa am ñu nekk ci ginnaawam di ko supporter Ablaye Mbaye ma disait à chaque fois ale ma ne ko waaw mu ne ma ñun du ñu dimbali mukk dañ ciy nekk rek ba nit fekk ñu ci jàppale ñu wala ñu nekk ci rek ba dee il avait raison de dire ça mais gis nga les personnes handicapées yi ma gis fii ñi fiy def musique ñoo gën a xam gars yi musique ñoo leen gën a dégg musique ñoo leen gën a xam solfège ñoo leen gën a xam nu mu demee seulement dañu amul jàppale rek voilà ci biir jàppale boobu parce que comme maa ngi la doon expliquer ci wàllu duo bi ak yi ni mel kon gis nañ ni aussi yow ba xam relation bi waroon wala bi nga xamante ne moom nga doon amal ci ñi nga doon duo muy artistes yooyu ba xam ne nga wéyandi ba tey di continuer waaw am na ci ñoo xam ne c'est mes amis Pape Fall Pape Cheikh ñoom Ablaye moo ma boole woon ak ñoom c'est mes amis Yoro actuellement nii fa laay enregistré maa ngi defar ay affaires yoo xam ne war na génn d'ici peu c'est un ami bu nga xam ne à chaque fois damay dem soirée day ñëw samay affaire ñuy jàppalante nekk un gars bu nga xam ne sociable la am na ci ñu xam ni Adiouza c'est sama xarit la moom leneen la ci man mook papaam parce que dañ ma bëgg parce que man alal man yooyu frégeewu ma ñeentee man loo mu mën a defal yow mi artiste boo mu yëgul déranger wuloo ma mais suñu métier bi dafa bëri c'est y a trop d'hypocrisie là-dessus bëri na hypocrisie la majeure partie des artistes nañ ma baal mais ils sont hypocrites c'est-à-dire liñ lay wax ak li nekk ci ñoom bokkul kon ñoom du ñu jàppale ci seen biir en tant qu'artiste ak ni ñu koy wane ci showbiz bi di koy wane ci télé yi souvent bu ñu taxee naan diw waaw xam nga je te donne un exemple xam nga dafa war a nekk fierté tey Alé Dieng ñëw soirée Dave nekk un grand artiste dafa rafet Alé Dieng ñëw nga war a xool kii aspect déjà c'est un non-voyant lan moo ko indi sa soirée xëy na bëgg na la mais est-ce que ba muy ñëw sa soirée xalaatul ni bu ma demee soirée Dave war naa faa mën a amee dépense est-ce que yaa ngi comprendre fi may wax ak yow xam naa bu baax ma ñëw soirée Dave ni tey de Dave ay joué Dave moom soirée day am nay nit ñu baax mën naa fooy nit gis ma wala dara
mais déjà boo ñëwee par rapport ak ki nga xam day gis xam nga kooku da leen di xool ñi koy xool. xam nga kooku am na nga xam ne mënuñu ko def. yow da ngay taxaw ànd ak nit ki nga àndal ñi lay xool nga di leen xool ki nga àndal leen def naa ko si ñi taxaw pare nan la barke sëriñ kii yëpp barke sëriñ diw gisuma la woon fekk gis nañ la. kon yooyu yëpp ñu am. c'est-à-dire ils sont hypocrites ce qu'ils te disent en haut c'est pas ce qu'ils font. et loolu baaxul. man quand je ne te sens pas je ne te sens pas. peut-être dama xawoon naqari deret moo tax ñu bëri dañ ma naan tu es un peu orgueilleux mais du orgueilleux. dama gëm sam bopp. dama gëm sam bopp gëm ne affaire bi du compétition composition la. et je profite de l'occasion pour lancer un appel à Youssou Ndour. lu mu mën a def bu fi nekkee ba jugee fi te ñun ñi fi nekk di des artistes handicapés pétris de talent jàppale wuñu il a failli quelque part à sa mission. na ma nit ñi déglu bu baax. bu fi nekkee ba jugee fi te ñun ñi fi nekk di ay artistes personnes handicapées ñi fi des tegul ci ñoom loxo ñi dem te moom parce que xam naa ne bu tegee ci ñun loxo mel na moom moo fi am benn label de production bu nga xam ni nit ñi mën nañ koo tudd bu fi nekkee ba jugee fi te tegul ci ñun loxo il a failli à sa niveau am na fu mu failliree. idem pour les autres. parce que nag bon man du may wax lu bari mais bon lu tax ba du may wax parce que peut-être bu ma waxee rek nit ñi dañ naan waxati na. mais je dis les choses telles que je les sens. ki mu mën a jàppale keneen ki mu jàppale yow tey bu la jàppalee ngay def musique. yaa ngi gis. boo deful musique mën nga def leneen. mën nga def commerce. mën nga jaay boutique. mën nga dem voyager immigrer mais imagine toi nga yor njabar yor doom def musique tu n'as que ta voix bañ refuser tendre la main toog kenn jàppalewu la da nga xam ni yow mii am nga talent bi day nelaw ci sa biir mais da nga amul jàppale. moo tax ma wax loolu c'est un gars que je respecte bu may roy par ses principes. par ses idées que j'adore beaucoup. mais lii moom xeer la bu ma koy sànni. bu fi jugee te bu fi demee ba jugee fi. te ñun ñi fi nekk tegul ci ñun loxo te jël c'est que ne on a le talent te moom il a le truc logistique et tout pour nous appuyer. il a un peu failli à sa mission. Amadou et Myriam. c'est mes amis. xam nga lu leen dimbali tey ñii lii ñu am ni ñi am ko. l'état malien ak benn label de production bu nekkoon foofu ñoo tax tey jii ñuy tourner fu ne. moo tax bu Pape ñaanal le Sénégal ne nous mérite pas il parle de ça. il parle de appui bi nit ñi waroon am ci ñun. support bi ñu nit ñi waroon supporter. jàppale bi nit ñi waroon a jàppale. soutenir bi ñu waroon soutenir man je l'appelle de la discrimination positive. et ça doit avoir lieu. bu fekkee kuy bañ lu yomb rek man maa gën a bañ lu yomb. mais dafa am lu xam ne dafa normal. voilà. mbokk téléspectateur enquête 221 comme ni mu ko waxee defe naa lii cri de cœur la daal di koy jëmale ci ki nga xamante ni mooy président Youssou Ndour mi nga xamante ni ku ne gis na li mu def ci Sénégal waaye tamit léeg-léeg dama ne nit wartu mën a matal lépp waaye boo gëstoo ci ginnaaw am ñi nga xamante ni boo leen joxoon loxo ñu jàpp la nekk ak yow kenn moo ngi ñuy toog defe naa bu ñuy wax waxu Sénégal ci wàllu booy kenn du ko ci génne. bu ñu demee tuuti ci ginnaaw grand 2002 gis nañu. ne ko 2004 2004 waaw 2002 waaw Oscar wax nga dëgg. loolu day firndeel maanaam ci mën woy gi ngay woy. damaa mën a woy. man rek. non dama mën a woy. ñëwal sama soirée nga xool. est-ce que band mi ngi fi ba tey. non ñëwal sama soirée nga xool. tu viens tu me vois jouer dama mën woy fi woy kenn dàqu ma fi woy. ñoom ñëpp nag. ok. léegi nag ci wàllu soirée boobu sax faaw ñu taxaw si ndax gis nañ ni seetaan si yaa ngi dugg ci boîte yi yaa ngi tëgg ak yooyu sax contrat ak ñoom partenariat ba muy demee foofu. waaw parce que nag dafa jot. dafa jot man dama tarbiya musique bi. parce que juguma rek ni damay génne album non dama jug génne album ba pare. dem tarbiya waat musique. parce que musique jarul yàkkamti. di profité di wax xale yi ndaw yi boo yi doog a juddu. ñi humble. ci musique bi. humble nangu partager. nangu di déglu seeni grand c'est très important.
Sénégal ñoo la mën a def nii. du ma jóg ñu def la nii. macha allah léegi nag leneen li nga xamante ni dinaa la ko laaj bokk na ci lu may nit ñëpp yóbbante. nit ñi nee nañ waaw ñun dañoo gis ni moom aale du gis waaye fan lay bindee texte yi wala dafa am ñu koy bindal wala dafa am lu koy inspiré. damaa jàng. j'ai fait les bons. ok. dama dem INEFJA jàngi man ak Ablaye Mbaye ñoo bokkoon école. moom mu arrêté man ma continuer. sama téléphone bi ma sa concert bi di woo. Facebook WhatsApp Messenger internet sur le plan du net samay publication lépp mën naa koy defal sama bopp. lépp mën naa koy defal sama bopp. ok. donc jàng naa macha allah xaw naa am tuuti bagage dañuy bind avec la méthode Braille. ok mooy li tax ma ne la Sénégal gëstuwuñu sax ce que c'est l'handicap. parce que ñoom bu ñu la gisee sax am na ñoo xam ne bu ñu ma gisee tey par exemple may récupérer sa numéro téléphone di ko bind da leen di yéem il faut ñu bàyyi xel personnes handicapées yi. ci musique bi rek xam ne ils ont des potentialités et ils en veulent. ku bëgg a dem nag da nga koy teg loxo mu dem mais boo ko tegul loxo loolu mooy nécessité ngay gis ñiy tàllal loxo di yalwaan ñii yalwaan bëgguñu ko. ok gis naa ci ñu bëri ñoo xam ne ñoo bokkoon école. ñi am ay diplôme. donc bu ñu wëlbati ko di yalwaan parce que amuñu leneen. ok bu dee sama genre gi nag ñoom man samay woy maa koy bindal sama bopp. ñu gis ni tamit am na complicité bu dox sa diggante ak Lamine Faye le guitariste. lan la joué ci yow. waaw Lamine c'est mon mentor. dama nekk xale. di déglu Alioune Mbaye Der mu nekk seximent Lemzo Jamono. La musique de Lemzo Jamono me plaisait beaucoup. Okay. Et puis je m'y retrouvais. donc bi may def album je me suis dit Lamine moo koy def. dem nag mu jàpp ci moom ak Habib. Habib sama album pratiquement moo ko Lamine ñoo def lépp ñoo defar maquette yi ñoo defar lépp. ok donc cette famille là je les dois du respect. xam nga je les dois tout tey bu ñu mënee dégg Lamine Faye c'est grâce à Lamine. Lamine c'est un musicien hors pair c'est un gars bu nga xam ni Sénégal sax vraiment des na. bi ñu ko waroon jox. voilà. ok grand ale bu ñu doon waxtaan tamit tuuti ci wàllum génération bi ji doore dugg ci musique ñuy siiw te yëngal dëkk bi du ci mel ne ñu Wally Ballago Seck ñoom Bass Thioung ak ñi ni mel ses relations ak ñoom. waaw Wally amuñu vraiment c'est pour te dire sérieusement amuñu benn relation bi. xam na ma bu baax. ok xam naa ko aussi parce que sànq su may wax nee naa la dama daan këral ndeer daana aw ndeer. donc fekk na ma fa xamante nañ quoi. mais amuñu relation. ok amuñu relation mais je vois que ni jëw bi may dégg ci moom neex na ma trop. parce que nit une personne handicapée ñëw ba sama kër gi wax ma lu baax lu mu ko defal. ok te man ku jël benn personne handicapée defal ko lu baax man nii nga ko defal. mais man sérieusement amuñu benn relation bi c'est-à-dire amuñu benn relation mooy. miinante wuñu quoi. ok mais il fait de bonnes choses. et puis guerrier la et puis c'est un battant c'est un homme à encourager maa koy encourager bu baax. ok bëggoon nañ taxaw tamit ci jàngat seetlu ci yéen par rapport ak seen milieu bi ni nga ko daan doxalee ñu daan di gis mag yi dinañ way wàcc du amul benn problème mais ak génération bi coowu mbirum góor jigéen ñi bari ci moo xam ci seen habillement moo xam ci seen i solin ak seen i jëfin seen i waxin li mu ci mën a doon yow boo ko déggee doon koo xamante ni porte de voix nga lan la lay def. waaw man daal damay wax naan lu mu mën a am. parce que man je ne lance pas loolu sama principe la du ma nangoo lancer ay accusations gratuites. du ma nangoo waxal nit ki lu ma xamul. tey du ma wax lu ma xamul ndax loo wax tey ci sa ci fii nii di nga ko laloo sa bàmmeel. mais àdduna ak musique bi. fii rek lay am. ak alal ji ak lépp fii rek lay am. succès bu mu la yebbu ci yenn yi. foofu laa ci mën a yam. lii ñuy def nii yëre la rek da nga koy sol après boo paree summi ko. tu es un homme comme tout un chacun. te ëllëg da nga fiy jóge. tu as tendance tu vas être vieux. tu vas avoir des enfants. tes enfants vont se marier. xam nga tu vas être di nga nekk maam. les images resteront.
donc kenn ku ci ne peut-être am na ñoo xam yi ñuy def ndeysaan dañ koy def parce que dañ leen di induire en erreur wala dara mais ñiy bàyyi xel rek ci ñun ci suñu bopp di bàyyi xel que ni ñun li ñu nekk ni musique du fo musique métier bu noble la buñ koy fowee voilà loolu daal laa ci mën nañ la xaarandi jamono yi nga reprendre chaîne bi wala waaw parce que maa ngi joué samay soirée. yow si soirée lu ñu gis mais fan si yàkkamte ñu la gisaat clip yeeg ñoom seen li maa ngi aussi def sous mes propres moyens maa ngi enregistré studio Yoro Ndiaye maa ngi xool ndax 2 lay nekk 3 4 ndax album lay nekk wala single wala parce que man mosuma bëgg comme ni booy def di génnee ay single dama bëggoon bu may def album donc maa ngi enregistré man rek nag maa ci nekk d'accord amul ndimbalu kenn gannaaw ndimbalu yàlla maa ngi xool daal fu mu toll fu mu yam rek ñu yemale ko foofu mais insha allahu rabbi fan yi nit ñi dañ ma gisaat sur scène parce que nag dafa jot je dois ça à mes fans je dois ça aux Sénégalais damay dugg ndeysaan ci taxi wala dara nit ñi ma mais grand dañ la gëj a dégg dañ la gëj a gis mais buñ ko jàppee dara production dafa metti c'est au coût de 3 millions 4 millions 5 millions donc boo nekkee responsable am jabar am doom dépense du la wàcc nga am yaay am papa xam nga te amoo moyens yi aussi da ngay def ndànk rek ba mu jot di ko lijjanti ndànk rek comme kiiw ni di ci woon nag bonne volonté yëpp képp ku nga xam ni ba nga ma soutenir wala ba nga ma jàppale maa ngi lay woo si ce projet là di woo aussi gars yi parce que chaque année peut-être nit ñi xamuñu ko ñu bëri xamuñu ko mais chaque année damay célébrer journée mondiale des personnes handicapées dama koy célébrer à chaque année di leen ci woo aussi ren gi xam naa ce sera le 6 décembre le lieu reste à déterminer mais incha allah bu jotee on va faire le comme nécessaire pour woo leen ci grand defe naa ne émission bi soretul pour lu ñu desee ci kii mais comme actualité tamit du ñàkk ndax sénégalais nga lu ñu jógee mu nekkoon immigration Massalikul Jinaan bi ñuy waajal li nga xamante ni mooy màggalu Tuubaa bi li fi jot a am muy Massalikul Jinaan immigration bi en tant que yow mii di murit noo ko dundee sant ci Sëriñ Tuubaa bu baax a baax yoo xam Ndakaaru gii ren moom lu fi bëgg nit te jubal mu yomb la ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam moo fi ñëwal boppam di kontaan di am fierté ci communauté bi ma bokk muy communauté mouride parce que ndeysaan am na lu ma dégg l'abbé laa di ndeysaan ça m'a fait chaud au cœur moo tax dama ci kontaan loolu noonu di wax ni sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér kontaan lool aussi ci yéen xam nga Khalifa Sall tamit ñu bàyyi ko ndikku c'est une bonne chose c'est une bonne chose pour bàyyi tension sociale bi c'est une bonne chose et puis xam nga àdduna aussi loolu la xam nga moom bon c'est moom bi mooy 2e mandat xam nga na defar lépp xam nga dëkk bi am atmosphère sociale bu baax nit ñi nag liggéey na gars yi liggéey Sénégal nañ liggéey wax ji bari na trop waaw man nag xam nga nag du ma tàggoo nag te mayu lu ma tuuti pour ñi nga xamante ñi ngi lay seetaan ci maquillage man daf ma neex parce que Sénégal yi yëpp nga laaj waa ji fan la nekkoon baat bi est-ce que mi ngi fii nekk fan si yaa ngi tiit ak yooyu mais nag maquillage bi ñoom du deñ mukk du abadan maa ngi fi nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi fi peut-être que am na benn instant sax xawoon naa jagadi ndax ay kenn xamul mais li ma la wax sànq rek du ma bëgg di accuser kenn du ma bëgg di wax lu xam ni bëgguma ko wax wala di kii mais am na ay temps sax jagadi woon naa fi ci kenn xamul mais léegi moom sant sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra bu baax sant sama ndey gërëm sama baay bu baax maa ngi fi sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama mbokk artistes yëpp xam nga di jéggalu bu fekkee ni interview bi xëy na laal naa nit wala ma wax lu ma warta wax je ne suis qu'un homme xam nga bu nga xam ni peut-être day am ay day wax peut-être mu wax juum wala mu wax kii mais nit kese la waaw maquillage
ku la maquillage yi ku la doon faa ku la ko jàppal ci biiri bët gone gi moom de lor na ma ku la maquillage yi ku la doon faa ku la ko jàppal ci biiri bët gone gi moom de lor na ma dama ni du yaa rafet du yaa bari jàmm du yaa neex a foon jekka taxawaay kanam gi ne gaañ ñi bët yi ne weeru feeñ du mani boo tukkee bu fa yàgg ndax kilifa nga bu la potu jàmm bu la paaka laa laajat aram na la jëkkër dagan na la xale bi jëkkër ku la ko jàppal Amina xale bi moom de tooñ na ma. waaw mbokk yi defe naa ni xool lépp a neex ndax nee naa man ça me rappelle beaucoup de choses ndaxte lii rek laa bëggoon ci moom te defe naa ni mi ngi nekk en forme macha allah fii rek la mën a amee ci foo nekkoon fi nga xamante ni mooy enquête 221 TV ak équipe bi nga xamante ni ànd naa ak ñoom ndaxte nee naa du ñu tàyyi saa su nekk di wax naan yéene ñun te ñun ñooy yéen fépp fu leen mën a nekk jàppale ni enquête TV yéen la fi nekkal waaye tamit votre serviteur Davida mi ngi jaajëfal équipe technique bi rawatina suñu directrice bi nga xamante ne nee naa ko mooy l'infatigable mooy la serviable mooy la responsable elle se nomme tout simplement Aminata Paye kon ñu naan ko jaajëf ñu koy jaajëfal di jaajëfal képp koo xamante ni waxtu bi yaa ngi ñuy suivre grand loo nga am waaye parce que initiative bi bu ko peut-être site yu bëri amoon ce serait bien des fois nga permettre nit ki mu exprimer wu man sax je suis difficile parce que man damaa nekk nit ko xam ne xëy na dama xaw a kii sur la tête mais bu ma ko wooyee laaj bu ma wooyee wax ma j'ai compris l'idée je dis chapeau parce que lii sax c'est contribuer au développement de l'artiste donc yéen ñëpp ma leen di ziar di kontaan ci yéen bu baax a baax di wax Sénégal di wax fans yi bu ñu jaaxle maa ngi fi incha allahu rabbi maa ngi góorgóorlu maa ngi enregistré et d'ici peu incha allah bëgg naa affaire yi bu ko doole ji mënee rek maa ngi enregistré daal ndànk incha allah nañ mi ñaanal yàlla dooley poche ki nekk fi bu fi nekkee rek ndànk rek xam nga dinañ ko génnee mais di wax yi aussi bonne volonté yëpp na ci ñëpp jàpp ñi fi am aussi yeneen maison de label dul kur Youssou Ndour te am maison de label bu wóor dañuy jàppale personnes handicapées d'accord dañ leen di jàppale gars yi am nañ le talent mais wooy lañ def wooy lañ mën ak créer mënuñu produire suñu bopp man dinaa jël 3 millions di ko def ci ay production am njaboot du ma ko def gis nañ aussi balaa ñuy tëj sa waajur bu góor ni nga am ak moom benn complicité bi loo koy wax à travers enquête 221 ak ñu waa kër gi yëpp baax parce que dafa ma may lu xam ni sama papa xam nga lu tax ma bëgg ko deev dama juddu nekk taaw gisuma en parlant j'ai un autre frère qui est aussi non voyant dama juddu nekk taaw gisuma biñ ko waxee il a tout fait dem na ba fu ne avant muy xam ndax école silmaxa am na daf ma doon moom il était enseignant daf ma daan yóbbu ci école am di ma teg parce que bon il ne pouvait pas admettre. mënu ko woon a gëm. waaw mënu ko woon gëm nga judd am sa taaw mosoo ko gis mosoo xam nu mu demee ñëw ni la gisul mais après il a compris xam ni nii la ko yàlla dogalee mu yar ma nag yar ma ci gëmal sa bopp. yar ma ci fonkal sa bopp yar ma ci respectel sa bopp yar ma ci wóorul sa bopp donc dama koy sant di gërëm aussi sama yaay parce que lu ma naqari na ko. lu ma neex na ko. boo meree sax day mer. ma famille supporté dañ may supporté xam nga ñoom ñëpp tout autant qu'ils sont dañ may supporté lu ma neex na leen lu ma naqari neex na leen donc ñoom ñëpp leen sant leen gërëm. yéen aussi di kontaan bu baax ci yéen. di leen jéggalu bu baax a baax. pour le temps que je vous ai fait gâcher. non xam nga bii ma modeste personne man mi nga xam ne aw ma benn solo. ngeen ñëw def ak man lii vraiment kontaan ci yéen bu baax a baax. di leen wax bon vent. bon vent boobu la wax man ma wax ak ñi nga xamante ni ñoo ma doon jàkkaarloo ak man doon samay téléspectateurs du ñu tàyyi dara ci seen émission bi foo nekkoon fii nga xamante ni mooy enquête 221 TV na ma ko waxee woon sànq noonu laa koy delloo la serviable. La guerrière la championne du bàyyi dara Aminata Paye di jaajëfal aussi bam mi nga xamante ni boobu ba tey mi nga ànd ak moom defe naa ni li desoon ci oto bi yëpp moo ko jot a lekk waaye kenn dama koy ñaanal gudd fan ak wér xam na boppam saa su ma ko waxee rek mu xam ko nee naa ko yow fii laa la def xamal loolu fii rek boobu nag ma jox leen dig daje ci seen émission foo nekkoon ak beneen daanaan grand jaajëf mon frère kontaan na